salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax ñu bëggoon wax rek sur ce qui concerne l'actualité sénégalaise wala l'actualité politique du Sénégal parce que Sénégal moom 7 jours sur 7 24 heures sur 24 12 mois sur 12 yëpp on parle que de la politique quoi te loolu yëpp ki ko waral mooy Macky Sall dañu am un président boo xamante ni il est omnibulé par le pouvoir c'est un pouvoiriste nguur la gëmul dara lu dul nguur ànd ak ay nit ñoo xam ne tamit c'est des pouvoiristes des trotskistes ñoo xam ne tamit nguur moo leen intéressé ba tax na tous les moyens sont bons pour ñu rester au pouvoir mu nekk nag ci jamono joo xam ne loolu c'est révolu maanaam àdduna bi léegi nit ñi dañoo toll foo xam ne ñëpp a yeewu te nga nekk ci réew boo xam ne dañu ne c'est un pays de démocratie une république nga bëgg a jël soppi comme monarchie ne yow da nga bëgg a éterniser wu au pouvoir loolu nag defe naa ne am na ñu bëri duñ ko nangu rawatina ak sénégalais yi képp kuy wax Macky Sall dëgg da nga koy wax ne ko ñaari mandat la am droit am te 2024 lay jeex bu jeexee dafa war a organiser des élections libres et transparentes mu dem yoonam bàyyi Sénégal ci jàmm parce que Sénégal gi ko Ablaye Wade jox Sénégal bu stable la Sénégal gi mu nekkoon juddoo ci ba yàlla def mu nekk 4e président wu Sénégal Sénégal googu Sénégalu jàmm la Sénégal googu li tax muy continuer di am jàmm mooy démocratie bu fa nekk muy état de droit bi Sénégal googu lu tax muy continuer di am jàmm mooy il faut mu am séparation de pouvoir ku nekk nga sa ay prérogatives nga yem ci exécutif bi gérer exécutif am assemblée nationale bi am ay député yoo xamante ni du Macky Sall moo leen di gënal seen bopp wala Macky Sall moo leen di gënal Sénégal dañ fa war a nekkal askanu Sénégal justice bi tamit waruñoo nangu benn président di leen instrumentaliser pour ñuy dal ci kaw ay nit rawatina ak ñoo xam ne ay opposants lañ parce que loolu taal na ay réew yu bari te Macky Sall loolu la installé ci réew mi gis nga catastrophe yi am ci Sénégal yëpp Macky Sall moom moo ko fi indi bi mu faloo ba léegi même mois de mars 2021 autant pour moi li fa amoon muy ëmmadi Macky Sall mooy le seul et unique responsable te loolu yëpp li ko waral mooy ay fen ay caaxaan bëgg a éliminer benn candidat bëgg a éliminer benn opposant boo xamante ni sénégalais yi bëgg nañ ko mais loolu est-ce que loolu jaadu na ci Sénégal tey ñu am ñun un président boo xam ne day bokk ci ay complot boo xam ne benn opposant la ñuy comploter boole kaak benn xale bu jigéen dugal ko ci affaire yi mërs te loolu yëpp li ko lal mooy fen est-ce que ñun mérité nañ am président bu mel noonu tey kooku moo continuer tey di jiite réew mi président boo xamante ni dafa am benn opposant boo xam ne moom la ciblé ne dina ko tëj ci kaso bi dem instrumentaliser benn xale dëkk bi tàkk ay station ñu taal leen yoo xam ne ay sénégalais ñoo ko moom lakk fi ay këru jàmbur lakk fi ay oto jàmbur am ay nit ñoo xam ne sax ñàkk nañ ci seen liggéey fukki nit ak ñeent génn ci àdduna defuñ ci enquête defuñ ci dara dañ leen a suul sans autopsie ñu gis benn policier boo xam ne dafa xool benn xale bu nekk Parcelles Assainies yore drapeau Sénégal mu xool ko tiire ko balu fetal à bout portant te loolu yëpp dara lalu ko lu dul ay fen ay caaxaan président boobu tey moo nekk Sénégal di ko jiite tey ay kilifa diine nekk fa di ko xool di ko gis xam ne kii dafa bëggoon a taal réew mi dafa bëggoon a yóbbu réew mi ci kaw ci lan ci benn objectif mooy éliminer Ousmane Sonko ci ay fen suñu assemblée nationale bi dajee ne dañuy lever immunité parlementaire Ousmane Sonko ci ay fen jël ay photo benn salon de beauté boo xam ne ci Facebook bi lañ ko jëlee ay xale jigéen yu def taati neen ak yu sol ay slip jël ko mais salon boobu moom mooy salon bu Ndeye Khady Ndiaye yàq deru Ndeye Khady Ndiaye yàqal ko liggéeyam tëj salon yam tooñ yoo xam ne kenn mënu laa wax yan façon tooñ la président boobu tey mooy jiite Sénégal boo xam ne tey il est illégitime pour man parce que bu ñu nekkoon dans une vraie démocratie billahi wallahi tallahi waa ji dañ koy destituer assemblée nationale bi moo koy wàccee yóbbu ko haute cour de justice ñu àtte ko pour haute trahison mais xool leen dossier yi Ousmane Sonko bi ak Adji Sarr que des mensonges fen kase
ñu bëggoon a taal dëkk bi ba pare ñu ne ñoom ba léegi bàyyeeguñ loolu téye ci passeport u nit koo xam ne c'est un député un maire nga téye passeport am ne doo ko jox ci lan ci ay fen loo xam ne dara amu ci nga ne yow kooku du tukki du génn dëkk bi jël ay nit yow yónni leen ci télé yeeg rajo yi ñu koy saaga ndey chaque jour suba ngoon guddeeg bëccëg nga ne loolu yow mooy tax Sénégal am jàmm kon kooku buñ ne bëgg na Sénégal wala bëgg na jàmm Sénégal mais loolu du dëgg kon ñun président bu ñu am président boobu noonu il est irresponsable man maa ko gën a responsable parce que man maa gën a bëgg réew mi man Macky Sall fu mu toog tey su ma fa yàlla tegoon man occasion laa koy def wane grandeur boo xamante ni bu ma wàccee je serai le plus aimé des Sénégalais mais nag baa doole la ñu jox ko nguur xamut lan mooy nguur mu bañ mu moy ci nguur gi ne moom dafay agrippé wu ci nguur gi de du ko bàyyi loolu moo ko dugal ci yi muy def nii yëpp te xamul ne moom luy indi jàmm ci réew mi moom bu bëggoon réew mi am jàmm mais dafay yem fi mu war a yem ñeneen ñi mu bàyyi leen ak seen droit ñu def lu ñu war a def. imaginez tey bu ñëwee gis ne am na ay injustice yu fi amoon tax ñu jëlee fi Ablaye Wade tax Ablaye Wade bi mu fi nekkee ëmmët yi bëri woon na ba am na sax ay nit ñoo xamante ni ñàkkoon nañ ci seen bakkan ku ci mel ni policier Fodé Ndiaye ak Mamadou Diop bu dëkk Mbour xam naa am ñàkkul ñeneen ñoo xam ne fàtte naa leen amoon impunité ci nguuru Ablaye Wade népotisme mauvaise gouvernance bonne gouvernance amu fa woon transparence amutoon ci lu nit ñi gisoon yow nit ñi xam nañ ne participer nga ci gestion wu Ablaye Wade boobu noonu malgré tout ça yow victime nga woon ci nguuru Ablaye Wade dund nga fa injustice ñu poussé la à la démission nga démissionné dem créer sa parti nit ñi mënoon nañu wax ne kii am na part de responsabilité ci gestion wu Ablaye Wade parce que def na fa 8 ans te Ablaye Wade 12 ans la def ci nguur gi 4 ans rek la toog te bokkul ci nguuru Ablaye Wade gi waa léegi sénégalais yi fàtte loolu yëpp nga ñëw victimiser wu ñu faral la fal la ci jàmm Ablaye Wade deful la daara mënoon na la jaay doole tëj la kaso Ablaye Wade mënoon na la wax ne kenn du la fi joxe récépissé pour nga nekk candidat wala pour nga créer parti loolu yëpp def ko nga gagné ko mu reconnaître defetam su ko neexoon mu indi problème ci réew mi nekk Macky Sall gagné wu ma def ay recours coow am problème am mu dem pale ngeen def prestation de serment wala passation de service mu jox la réew mi ci jàmm ñaanal la ba pare wax nitam yi ne leen jàppale leen Macky Sall bu leen ko sonal kon kooku nitu jàmm la jàmm ci jàmm la joxee réew mi yow nag nga ñëw ne loolu yëpp du fi am ñëw commencé ci doomam jàpp tëj exilé te waxoo Sénégalais yi ci yan condition yow nga exilé doomi jàmbur boobu noonu muy koo xam ne sénégalais la di Karim Wade nga créé benn cour wala cour boo xam ne Abdou Diouf moo ko fi bàyyi woon nga yeeyaat ko muy cour de répression enrichissement illicite créé nga ciblé ci Karim Wade rek toroxal ko parce que da nga bëggoon a venger wu ñi nga bindoon ci liste bi yëpp muy les 25 personnes tey jii ñu ngi ànd ak yow di liggéey transhumé nañ am na ñoo xam ne ñu ngi siégé ci conseil des ministres mu nekk loo xamante ni lu ñaaw la parce que moom dafa ñëw rek déclenché benn xeex yow ñu ngi la jox réew ci jàmm jox la réew bu stable nga ñëw ne man léegi am naa doole jox nañu ma nguur gi il faut que ma xeex ak nit ñi kan ngay xeexal ñëwal booleel Sénégalais yëpp dajaleel Sénégalais yëpp bàyyi justice bi mu libre def liggéeyam képp ku ñu war a topp ñu topp la ci yoon Karim Wade suñ ko waree topp tey boo bàyyi woon tribunal rek mën nañ ko jël oo ko mu ñëw ñu xool fan lañ ko war a jaarale soit dañuy créer haute cour de justice comme ancien ministre la wala mu dem ci tribunal yu simple yi ñu àtte ko fa ak nu mu mënti demee mais ñëw indiwaat cour de répression enrichissement illicite teg ko voilà jàpp ko tëj ba mu neex la exilé ko moom it mu dem kenn xamul yan condition la demee kenn xamul protocole bi ñu ngi koy tuddee protocole de Rebeuss kenn xamul lan moo nekk ci gannaawam dégg naa procureur bu Qatar moo ñëw jël si ko ak avion yam jël ko yóbbu depuis 2016 ba léegi waxul te réseaux sociaux yi ñu ngi fi plateforme yi mën a communiquer ak nit ñi mu ngi fi mënoon na wax ci à travers Facebook wala Instagram wala YouTube wala feneen ak feneen wala ay WhatsApp
nit ñi envoyé woon te ko mais moom it kenn xamul ci yan condition la demee juridiction internationale yëpp moom lañ jox dëgg ne atte biñ ko atte jaarul yoon terewul Macky Sall appliqué wu ci dara moom daal Sénégal la nekk yore justice am jël ay juge nommé leen di leen defloo sal buloo ñu koy defal lu ko neex di toroxal nit ñi ñu ne déet waaye mu jógee fa ñëw song Khalifa Sall gis nga nu mu ko def procédure bi nu mu mel accéléré ko ñu fal ko député mu ñëw dindi lever immunité parlementaire am sànni fële jàpp tëj ba mu neex ko mu génnee léegi nag bi mu bëggee def loolu Ousmane Sonko nag jàpp ne day yomb parce que demoon na ba naago ba beew pour mën a toog ci nguur gi ba heure bu mu ko neexee moom loolu la bëggoon dafa bëggoon a éliminer ñëpp toog ci nguur gi ba heure bu mu ko neexee gis nga ko noonu bu éliminer woon ñëpp xam nga nan lay def gis nga article 27 bu nekk ci constitution bi mooy la durée du mandat est de 5 ans renouvelable une fois et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs dafay dem assemblée nationale utiliser majorité bi ba pare changer ko dindi limitation de mandat pour mën fi toog ba mu ko neexee mais est-ce que kooku nit ku baax la est-ce que kooku ku bëgg Sénégal la man dama jàpp ne ku bëgg Sénégal tey mooy ki nga xam ne day ñëw consolider la démocratie ak état de droit ñëw nga fal nañ la ci jàmm gérer sa exécutif bàyyil justice mu def liggéeyam bàyyil loi assemblée nationale ñu am seen liberté bopp ku bëgg a marche nga bàyyi ko mu marche opposition bi su fekkee ne dañuy opposé wu nga bàyyi leen ñu opposé wu buñ gisee bu Sénégalais yi gisee Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko mii dañ ko bëgg moo ñu doy moo ñu neex sa yoon nekku ci yow daal gérer sa dëkk boo defee sa ñaari mandat mu jeex organiser sa élection bu fi nekk diir jéem a recalé benn candidat naan kii du fi bokk ak kii dama koy tëj ak kii damay indi parrainage pour galgal ko mu bañ a bokk ci élection yooyu day indi ay problème bàyyil Sénégalais yi ñu tànnal seen bopp mais defu ci dara indi na fi parrainage 2019 à 6 mois des élections tànn ñu ko neex éliminer ñu ko neex ñu bëgg éliminer yëpp mu ne leen yéen du ngeen bokk ci élection yi est-ce que loolu rafet na dans une démocratie yow ñu ne la yow yaay président de la république nga yore appareil étatique bi nga ne léegi man doole ji ma yore tey dama ciy néewal ay nit doole ku ma neex mooy bokk ci élection yi ku ma neexul du ci bokk segg nit ñi sànni calculer ay résultats préfabriqués teg dugal ci tiroir yi ni man résultat yi nii laa bëgg a am sàcc élection yi jaay doole élection locale yi jot mu bañ na du organiser élection locale yi 2 ans après muy soog a organiser élection locale indiwu ci parrainage mu xam ne am na dëkk yu mag yu mu ñàkk comme ay Dakar ay Thiès ak banlieue beeg yooyu comme Guédiawaye ak yooyu noonu ay Kaolack Ziguinchor léegi mu ne day indiwaat parrainage ci élection législative te parrainage boobu waa cour de justice de la CEDEAO nee nañ ko supprimer ko te biñ ko waxee léegi yàgg na 6 mois lañ ko joxoon délai pour mu supprimer ko léegi moom mu ngi nekk président de la République nekk président en exercice de l'Union africaine ba pare te mënul respecter cour de justice de la CEDEAO boo xam ne cour benn communauté la boo xam ne fukki réew ak juróom ñoom ñoo ci bokk ki nga xam ne moom mooy président bi kañ moom moo waroon joxe le bon exemple parce que cour ba ña fa nekk waa CEDEAO ñoom ñoo toog ñoom président yi ñu organiser seen cour xool magistrat yi foo war a siège ak yooyu noonu waaye ñooñu di àtte nga ne yow man du ma respecté ñii seen àtte parce que man benn bëgg-bëgg laa am mooy ne man réew mi du ma ko bàyyi dama ciy toog te tous les moyens sont bons kooku nit ku baax la est-ce que kooku exemple la est-ce que kooku bëgg na jàmm ci réew parrainage bi muy def ci élection législative yi nii dafa bëgg a sonal nit ñi mais parrainage boobu day sonal nit ñi ay 35 000 personnes ñoo lay parrainer te boo parrainer kenn doo mën a parrainer keneen su amee doublon après yow dañuy invalider sa candidature parce que waa conseil constitutionnel baag ñeneen ak ñeneen ñëpp moom moo leen jënd juge yi ñëpp moo leen fa teg kum bëgg a éliminer ñooñu dañ lay éliminer te doo dégg mukk moom mi nga xam ne moom mooy président ak coalition bi mu àndal ñooñu am problème mu ay liste gis nga ci élection yi passé nii élection locale yi xam nga am na ay liste Yewwi Askan Wi yu mu ciblé woon jox préfet yi ay instruction ak sous préfet yi pour ñuy invalider yenn liste Yewwi Askan Wi mais déggoo ñu invalider benn liste boo xamante ni ci Benno Bokk Yaakaar la bokk
te élection législative yi noonu la nar a demee dana ciblé ay nit segg leen sànni leen fële ne leen yéen du ngeen bokk ci élection yi pour mën a atteindre objectif am parce que élection bi raw gàddu la léegi raw gàddu boobu noonu moom il faut que mu am ñoo xam ne da leen di segg pour ñu da leen di éliminer pour ñu bañ ko yàqal moom raw gàddoo ngi ci yenn département yi parce que am na sénégalais yoo xam ne ba léegi yeewooguñ mooy waa àll bi ñu dëkk ci yenn département yu sori yi xam nga yenn communes yu sori yi ñooñu xamuñ enjeu yi ñi ci am accès ci internet nii sax di mën a déglu nit ñi ñi leen di conscientiser bëriwul ñooñu mooy ciblem ñooñu lay ciblé parce que ñooñu ñu ci ëpp xamuñ li xew ñoom d'habitude sax ki nekk président rek yow la ñuy àndal jéemul lijjanti ndax yow ku baax nga wala ku bon nga sa gestion sax jéemuñ kaa lijjanti ñoom daal kii mooy président de la république moom la ñuy votel ñoom foofu rek lañ koy kal quoi te ñooñu ba léegi ñu ngi bëri ville yi mag yi xam nga comme ay Dakar ay Thiès ay Kaolack xam nga ay Ziguinchor ba ci ay Touba yeeg Mbacké ak yooyu ñooñu ñooy mën a sanctionner quoi parce que ñoom ñoo xam li xew ñu ci ëpp mais boo demee ci dëkkaan yu ndaw yi moom foofu lay bëgg a dem gagné fa parce que raw gàddu lay doon comme mode d'élection bi sax baaxul ba pare mu nar ci ñëwaat yokkaat ci parrainage pour compliquer l'affaire bi parrainage problème rek lay indi na bàyyi nit ñi ñu participer ci élection yi Sénégalais yi tànn ñi nga xamante ni ñoom lañ bëgg ñu représenter leen assemblée nationale mais yow nit koo xam ne yow élection nga ne doo ko jaare la yoon code électoral bi da nga koy téye di ko soppi nu mu la neexee nga ne façon bu ma neex noonu laa koy changer bi nga xam ne moom moo ma arrangé je m'en fous de l'opposition je m'en fous de ñeneen ñi nga xamante ni ay candidats indépendants lañ bëgg a nekk dañoo bëgg a participer ci élection bi mais Macky Sall il faut respecter les Sénégalais respecter seen nawle yi nga respecter Sénégalais yi jox leen cër te oote jàmm ci dëkk bi parrainage bi nii baaxul dindil parrainage bi nga organiser élection yi nii jaarale ko ci yoon képp ku Sénégalais yi fal ñu xam ne Sénégalais yi ñoo la fal mais lu muy def nii yëpp majorité bi la bëgg a nangu te majorité bi dina ko nanguwaat man loolu laa jàpp dina jaay doole tey ba nanguwaat majorité bi te bu defee parrainage bi opposition bi ne boycotté nañ ñoom ñooy nekk les perdants comme opposition bi ñu ko defee en 2007 ci élection législative yi boycotté woon ay élection mooy temps yi Benno Siggil Sénégal ñoom Moustapha Niasse ak ñoom Ousmane Tanor Dieng yàlla nañ yàlla yërëm ay Amath Dansokho Bathily mais gis nga lu mu leen juraloon Abdoulaye Wade après dafa dem élection am ñeneen ñoo xamante ni voilà dañuy yore seen ay genre mouvement yore seen benn parti télécentre ñëw na bokk nañ dem ak Abdoulaye Wade te ñoom ak Abdoulaye Wade sax ñooy far après suñ demee ak Abdoulaye Wade élection Abdoulaye Wade gagné élection yi léegi loolu la bëgg a provoqué waat pour indi fi parrainage segg ay nit éliminer leen wala ay nit mu pousser leen ñu gedd élection yi ne boycotté nañ am ñoo xam ne c'est des traîtres dañuy ñëw na ñoom ànduñ ci boycott bi ñoom bokk nañ te ay parti yoo xam ne duñu am benn représentativité ay parti yu tuuti lay nekk parti télécentre ak ay mouvement ñëw ne bokk nañ dem ànd ak ñoom te d'habitude sax moom la ñuy àndal parce que gis ngeen élection bu am dina fi créer ay listes parallèles gis ngeen élection 2017 yi mooy législative yi amoon na ay listes parallèles élection yi ñuy passé yu 2022 yi mooy élection locale yi gis ngeen liste parallèle yi ay buntu beeg yooyu gis ngeen bi mu jeexee Adji Mbergane Kanouté ñëw na toog Sen TV tudd ay parti yu bëri ak ay listes yu bëri ak ay mouvement yu bëri na ñooñu ay liste parallèle lañ woon kon waa ji bëggul jàmm lépp loo xam ne dafa war a mën a indi jàmm ci dëkk bi pour man président de la république moom moo ci war a jiitu mais waa ji lépp loo xamante ni dafay indi fitna ci loolu lay nekk jaay doole menacer tëkkuwaate fëgg table force restera à la loi loolu moom gëj na ko sax wax gëj na wax ay force restera à la loi xam nga chaque jour di def ay pexe rek ne yow daal di nga éliminer nit ñi réew mi daal yow yaa fi war a toog loolu moo ko sonal ak ay yeneen nit yu mu àndal dañ ko gëmloo ne ko yow yaa war a toog ci réew mi keneen waru fee toog palais fu mu nekk nii palais présidentiel bi maanaam moom mu génn ko loolu mooy problème am Macky Sall nekkatul président de la république ndax lan ay honneur ndax ay privilège ak ay avantage ñu ne yow yaay président de la république ngay nommé à tous les postes civils et militaires am avion am palais am caisse noire 8 milliards di buum mi jël sa loxo teg ci justice bi teg ci assemblée nationale bi yore doole quoi yow te doole jooju sax su fekkoon dañ koy ut pour def ci lu baax ñu mën a wax mais yow doole jooju Sénégalais yi la ko jox après ñoom ngay jëlaat doole jooju di leen ko jaay ñoom di leen ci noot di leen ci turaxal te pourtant tu devais être le président de tous les Sénégalais mais Macky Sall santal yàlla
la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. Macky yàlla bu la mayee boo santee yàlla daf lay dolli, mais boo ko santul billahi wallahi wa tallahi dina la mbugal boo xamante ni mbugal bu metti la. wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi. Gis nga nit boo santee sa sant googu nga sant sa bopp nga ko sant nga ko defal. Parce que 17 millions de Sénégalais yàlla tànn la ci yow kenn nga la yow yaay président de tous les Sénégalais. loolu bu dee une semaine sax da ngaa war a sant yàlla jaarale affaire bi ci yoon su jeexee nga xam ne jeex na. mais moom daf ne nguur gi du jeex, nguur gi warul jeex, Macky warul, maanaam moom warul ñàkk nekkati président de la République, wala bu koy ñàkk nekkati sax Ousmane Sonko moom du ko remplacer. te pexem yëpp muy def loolu la Ousmane Sonko seen xëy seen suba seen gont fàtte nañ sax ne seen dañoo jiite réew, fàtte nañ priorité yooyu di xaar, lépp Ousmane Sonko la. doole ju ñu am yëpp ñu ngi koy investir ci pour Ousmane Sonko bañ leen a remplacer. te Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne il est aimé naturellement par la jeunesse de Sénégal. Jeunesse bi ñoom ñoo fa ëpp 70% des Sénégalais sont des jeunes. ñooñu nag ñoom ñoo bëgg Ousmane Sonko, dañ ko fal sax moralement fu mu nekk nii. Ousmane Sonko il est élu moralement. booy nekkee ci réseaux sociaux yi di xool nii da nga naan Ousmane Sonko xanaa mooy président quoi de la République. ñoom it ñu topp si loolu rek ñoom ñëpp tey seen stratégie yëpp mooy Ousmane Sonko du fi topp. est-ce que loolu mën na indi jàmm ci dëkk bi? yow fal nañ la kañ jox la ñaari mandat, yow sa yoon bu nekk ci Sénégal yi kuñ bëgg ki nga xam ne moom lañ bëgg mu remplacer la, yow sa yoon bu mu ci nekk. yow li nga war a def mooy man fal nañ ma damay def ñaari mandat, je vais organiser des élections libres et transparentes, choisir son candidat ci Benno Bokk Yaakaar. su gañee baax na, suñ ko gañee ma xam ne sénégalais yi ñoo tànn ki leen neex. su fekkee nag dafa am ay scandale yu ngeen fi def, mais loolu après da ngeen koy assumer dem devant la barre, ngeen def reddition de compte, parce que mënuñu leen a jox réew mi tamit ngeen di foowee réew mi. mais loolu c'est catastrophique. dafa am yoo xamante ni mënul indi jàmm, te Macky Sall yi muy def ni yëpp du indi jàmm, parce que nit ñi duñ ko bàyyee réew mi muy def lu ko neex, wala mu ne day toog ci réew mi éterniser wu fii. loolu mënta nekk, parce que réew mi démocratie la. da ngay ñëw toog def li nga war a def ak li nga mën, nga dem sa morom ñëwaat toog. mais yow amoo droit ne da ngay confisquer la voix des Sénégalais. Sénégalais yi ñoom ñooy tànn, te yow dañ laa tànnoon. Abdoulaye Wade daf la bàyyi ñu tànn la ci jàmm, nga ñëw ne yow man léegi comme xas naa ba toog ba pare maa fiy toog continuer, wala keneen ku ma neex laa fiy bàyyi koo xam ne dina ma arranger, te su ma demee du ma topp. mais loolu ci ban démocratie la am? loolu amul ci benn démocratie. buñ la joxee réew nga ñëw defoo li nga war a def, créer ay scandale sa ay nit di def ay détournement de deniers publics, boole ko ak benn arrogance bu kenn mënta xam. mais assumez leen ko. bu ngeen wàccee ngeen xam ne yéen li ngeen def voilà, da ngeen di récolter ce que vous avez semé. jël Ousmane Sonko rek ni duñ bàyyi Ousmane Sonko. xoolal erreur bi Aïssata Tall Sall def. yow moom déjà dafa amoon benn sympathie, Sénégalais dañoo amoon benn sympathie bu mag ci Aïssata Tall Sall, bëgg ko, estimer ko ci fulaam ci faydaam. bi ñu waree seeyal parti bi ci coalition bi, moom ak Khalifa Sall ak Barthélémy Dias ak Bamba Fall ñoo doon nekk di bañ, am fulla am fayda, Sénégalais yi bëgg leen. moom mu génn créer Oser l'avenir, ñële génn créer Taxawu Ndakaaru, mu jékki-jékki transhumé. li mu doon wax yépp mu jël sànni fële. loolu c'est du manque de respect vis-à-vis des Sénégalais. lan moo tax mu jaay ngorom mooy un poste ministériel, ministre des affaires étrangères. mel ni loolu du jeex, te nekkoon nga ko temps yi Abdou Diouf. mais gëm nañ ni prestige ak ay avantages ak privilèges loolu mooy àdduna. ñoom politique defuñ ko sax sacerdoce quoi, maanaam noos daraja, affaire daraja jaral la yow li nga doon wax démb yépp nga jël ko sànni fële wan Sénégal yi ne man li ma doon wax gëwuma ci dara, dama doon soob. ñu demaat ba mu yàgg xoolal erreur bu mu def démb un dimanche ci administration. maanaam dañuy dévaloriser l'administration sénégalaise, décrédibiliser ko. parce que benn opposant bi ñuy wax Ousmane Sonko génn na wax na, il a brandi son passeport diplomatique, ne renouvelé na ko malgré mu ngi nekk sous contrôle judiciaire. yow jàpp nga ne boo génnul wax ci rek
bu waa ji defee remaniement dina dal sa kaw parce que Ousmane lu tax Ousmane Sonko ñu renouveler ko passeport am léegi nag nga ne damay def doo xaar ba lundi de communiqué bi waroo ko sax woon a def bay xaar lundi waroo woon def communiqué bi waroo ko woon def tamit dimanche mu def communiqué bi ba pare def ko un dimanche administration buy def un communiqué dimanche Antoine Diome defoon na ko fi génne un communiqué di tëkku waa Pastef di leen menacer ci kii bu ñu defoon mooy levée de fonds bu ñu defoon noonu ci nemmeeku tour bi moom un samedi la ko defoon kii ñëwaat defaat la même chose te kii sax dafa am expérience ci wàllu politique xam état yàgg ci nguur jaar na ci Abdou Diouf nekk un avocat xam droit mais yow nga xam droit ba pare di jalgati droit pour lan pour bëgg lu neex Macky Sall mi nga xam ne c'est un politicien nga xam ne moom xamul droit xamul loi moom li mu xam mooy bànneexu bakkanam moom boppam rek a ko intéressé nguur rek moom loi ak droit xamul ci dara moo tax Ousmane Sonko waxoon ne kii xamul droit xamul loi rapport de force la xam xeex ak moom jàmmaarloo moom mu saf-sàpp Aïssata Tall Sall boobu tey moo nangu Macky Sall di ko décrédibiliser te Macky Sall day dem bàyyi ko fi ak Sénégalais yi tekkeetul dara fu mu nekk nii ci ron Sénégalais yi bala ñoo dee ñu naan non nit ñi buñ defee choix da nga leen war a respecter seen choix mais ma ne réew mi ñun ñëpp ko bokk mënu leen nekk fii nag ne da ngeen di nekk di def politique di ko def pour seen propre intérêt gis nga bu ñuy def politique dañ ko war a def pour l'intérêt du Sénégal pour l'intérêt général ba pare ngeen respecter Sénégalais yi su ngeen di wax Sénégalais yi dara mu nekk lu ngeen gëm mais mënu leen ñëw tey di dal benn président naan xamul dara def fi dara ne d'accord ak moom ci ni muy doxalee suba nga xëy dem ne moo fi gën a baax mais loolu su ngeen ko defee dañ koy wax léegi mu génnee communiqué bi mu génnee communiqué bi di jéem a expliquer lu tax Ousmane Sonko ñu renouveler ko passeport am ne bureau assemblée nationale bi ñoom ñooy saisir ministère des affaires étrangères pour ñu defaral député yëpp passeport comme ni ñu koy defaree député yëpp ba pare nag dugg ci affaire contrôle judiciaire bi maanaam te loolu moom yoonam nekk ci moom habilité wul pour wax ci loolu parce que dafa war a respecter séparation des pouvoirs bi ñu ko laajee ci mbiru trafic de faux passeport yi nga xamante ni wala de passeport diplomatique yi nga xam ne tuddoon nañ ci ñaari député yu bokk ci Benno Bokk Yaakaar moom daf ne loolu moom amul droit wax ci parce que affaire justice la dafa nekk ci enquête amul droit wax ci xam nga dafay respecter li nga xam ne moom mooy séparation de pouvoir moom exécutif la bokk justice bi ñoom ñoo gérer loolu te dossier boobu mu ngi justice moom amul droit wax ci léegi nag bi Ousmane Sonko waxee nag mu génn waroon a yem rek ci passeport yi te loolu sax waru ko woon a def parce que amul lu muy justifier daf koy def pour neexal Macky Sall parce que Ousmane Sonko la bu doon keneen la du génn sax di wax parce que Ousmane Sonko mooy seen problème da leen di jëfurloo parce que Ousmane Sonko c'est une menace pour eux xawma lan la lii lan la léegi nag mu xaabaabal bay tudd ay affaire yu contrôle judiciaire naan loolu mënu ko tere mu nekk sous contrôle judiciaire bu génnee di tukki police frontière ñu ngi ci aéroport yi ñu ngi ci frontières yi di dugg ci loo xam ne yoonam nekku ci si saa si pool d'avocat bu Ousmane Sonko bi ñoom it maître Bamba Cissé bind na communiqué tontu ko ne dinañ si def conférence de presse ñu ngi leen di xaar parce que dafa jalgati yoon en tant que koo xamante ni c'est une femme de droit xam na droit c'est une avocate yàgg na plaider avocate international la woon fu nekk la daan dem di plaider mu ñëw tey di jalgati yoon pour lan parce que Ousmane Sonko génnee passeport diplomatique mais bi sama passeport diplomatique a ngi nii su ma bëggee tukki dinaa tukki léegi ñoom ñu ngi jéem a sax dugg ci piège Ousmane Sonko quoi Ousmane Sonko da leen di piège di leen wax loo ñuy wax Ousmane Sonko nee na sax moom bëggul tukki parce que moom ay avion yeeg yooyu moom voilà moom bëggu ko quoi bëggul mën na toog 5 ans du tukki te man li may wax Ousmane Sonko sax mooy xam naa ne day wax noonu rek mais du dem bu mu dem fenn na toog Sénégal lañ koy falee te gis nga les Sénégalais de la diaspora heure bu bëggee jokkoo ak ñoom day jokkoo ak ñoom virtuellement gars yi ñu ngi koy gis mu ngi def ay conférence de presse mu ngi def ay visioconférence nit ñi di ko gis te Sénégalais yi de la diaspora bi moom lañ bëgg te bu élection amee moom la ñuy voter kon dem ak ñàkk dem yëpp benn la na toog Sénégal ba 2024 incha allah bu mu génn loolu lañ koy conseillé kon Aïssata Tall Sall boobu noonu wane na politicienne bu mag la elle n'est pas du tout sérieuse
transhumante bu bon la xam nga yow am na dossier yu bëri yu lay xaar ci biti les Sénégalais de l'extérieur ñu ngi am problème mu passeport ñu ci bëri consulat yi ñu bëri consulat yi da leen a sori dañuy bëgg renouveler seen passeport duñ ko mën a renouveler nit ku dëkk Allemagne dëkk ci frontière Allemagne ba ak Suisse wala frontière Allemagne ba ak France Berlin sori ko te consulat ba ma nga Berlin bu bëggee renouveler passeport am mais dafay sonn il est obligé mu dem ba Paris parce que Paris moo koy gën a jege pour mu dem renouveler c'est tout un problème ak ñu nekk ci yeneen dëkk ñun dëkk France dafa yaatu Bordeaux moo am consulat ak Paris am na ñoo xam ne bu ñu waree dem renouveler ji seen passeport dañuy dem jël hôtel dal fa ak suñu waree ànd ak seen ay njaboot pour dem renouveler surtout mais dañuy sonn li ñuy frais pour am passeport bi sax day dem ba da leen di coûter cher parce que su fekkee da nga dugg train TGV fay ay plus de 200 euros soo ànd ak sa njaboot wala nga fay sax 300 dépend ci njaboot gi ni ñuy toll buñ bëree mën ngaa fay 500 euros ñëw dal ci hôtel soo amul ku la dalal Paris wala ku la dalal Bordeaux boo xëyee dem ci ambassade ba dugg taxi wala nga jël métro dem paas boo àggee fayaat pour ñu defaral la xoolal nan ngay def ba faciliter la tâche aux Sénégalais de l'extérieur yi nga xamante ni dañoo sonn seen doom yi sax dañuy am problème mu am kayitu Sénégal déclaration yeeg yooyu noonu xam nga yooyu mooy seen liggéey quoi ak yeneen di wàllu diplomatie diggante Sénégal ak yeneen réew yi ni ñuy def ba rattax ak yenn coopération yeeg yooyu noonu quoi mais pas ay nekk di politique di dal ci kaw Ousmane Sonko di ko juger te yow sa yoon nekkul ci affaire contrôle judiciaire loolu justice bi ñoo am droit wax parce que dossier bu nekk la justice donte ñoom ñu ngi jalgati sax ñoom nguur gi parce que ñoom ñoo jàpp Ousmane Sonko tooñ ko Ousmane Sonko deful dara ci ay fen lañ ko jëlee def ko sous contrôle judiciaire moom Ndeye Khady Ndiaye ci dossier boo xam ne fen kase la te ñoom xam nañ ko ki nga xam ne moom moo ànd ak ñoom Mamour Diallo ñi nga xam ne Ousmane Sonko tudd na leen ak Antoine Diome ak jabaram ak ñeneen ñi ci bokk Macky Sall xale bi ñu jël utiliser xale boobu moom am na droit di ci wax am na droit def ay sinabam am na droit ñu boole ak BIP brigade d'intervention polyvalente de la police nga xam ne c'est un corps d'élite di def di n'importe quoi di yebal ay nit des femmes yoo xam ne duñ ay royukaay saagakatu ndey ñi dem ci presse en ligne bi di toog ñu leen di jox temps d'antenne xaw ma dañuy fay xaw ma lu ñuy def jaral na leen ñu génnee benn budget pour yàq Ousmane Sonko suñ demee di saaga di sos léegi ñu ne justice sénégalaise moo sukkandiku ci loolu ci ay fen ak ay sos téye passeport koo xam ne député la téye passeport Ndeye Khady Ndiaye aaye leen ne leen bu ngeen génn ba pare ne leen bu ngeen wax ci dossier bi ñu bàyyi beneen camp ba ñoom ñuy wax ci dossier bi dafa mel ni ñoom ñoo ko tey dafa mel ni dañoo wax ñaar ñi ne leen yéen bu leen wax ci dossier bi pour mën a yebal seen ay nit ñu dem ci télé yeeg rajo yi pour di gën a influencer Sénégalais yi di gën a yàq dara Ousmane Sonko te def nañ ko def ba sonn nit kañ boo yàq deram ba élection ñëw mu am yokkute ñu falaat ko mais kooku nga mën a bàyyi yow nit ki da ngay yàq deram di def campagne de diabolisation nit ñi di ko gën a bëgg di ko gën a fan élection ñëw ñu fal ko mais yow à un moment donné doo toog nga am xel sax ponkal mi Macky Sall laay waxal parce que moom moo commandé li yëpp moom moo nekk derrière tout ça moo waayam ji Antoine Diome mais toog leen nga ne Ousmane Sonko mii kat nañ xool beneen stratégie wala ñu bàyyi ko diaboliser ngeen ba sonn mënu leen ci dara mënu leen fexe ba ñuy bëgg Ousmane Sonko dugal ko fii ñu génnee ko ay jokkoog marqueeg lu ne mu ngi koy def naan day jéem a draguer la jeunesse pour jeunesse bi ñoo bëgg ko par force ay jokkoog marqué mënoo fexe ba jeunesse bi bëgg Ousmane Sonko bàyyi Ousmane Sonko ñëw ci yow ay inauguration stade ak ay jël Sacré Lion yi di ci profito yeeg pour jéem a ut popularité yooyu mënta nekk Macky Sall defal ci sa bopp bi ne Macky nguur lañ la jox 2012 renouveler nañ la benn yoon 2024 lay jeex demal sénégalais yi ñooy choisir comme li Paa Ba waxoon Touba yéenay choisir sénégalais yi ñoom ñooy def seen choix ñoo naan ma Demba mii wala ma Samba wala ma Xujja mii wala ma ñuq mii moo ñu neex moom la ñuy fal yaaw jàll sax bu ñëwoon nekk candidat tey wala Ouzin Keita bu ko neexee sénégalais yi ñu tànn leen nañ man yaaw jàll moo ma neex wala Ouzin Keita pour mu jiite réew mi kenn mënu ci dara choix la mais Macky Sall jox nañ ko réew mi mu ne moom Ousmane Sonko mii du fi nekkee président mais Macky Sall yow yaay kan ba Ousmane Sonko du fi nekkee président
loolu dafay métti dafa am ñoo xam ne seen bakkan yi lañ ci teg pour wan la ne la réew mi moo ko nit ñi dañuy bañ ba dee. réew mi nekkul réew boo xam ne il appartient à Macky Sall wala à la famille de Macky Sall. Le pays appartient aux Sénégalais quoi. Le Sénégal appartient aux Sénégalais mais pas à la famille de Macky Sall wala de Macky Sall. moom dafa ñëw naxante victimisé wu bañ jox ko réew mi ci jàmm mu ñëw wane beneen visage di dóore di tëje di éliminer ay nit respecté wul le calendrier électoral élection du ko organiser à temps jël code électoral bi di cëxate jël fichier bi di def lu ko neex mais pour lan ñenn nag Sénégalais yi yéen da ngeen di toog daal di def lu leen neex ñoom ñu toog di leen seetaan su nit ñi génnee ñu ne dañoo bëgg a yee fitna mais est-ce que ñuy wax ne opposition bi ak ñi bokk ci société civile ak mouvement citoyen yi nga xam dañuy jàmmaarloog Macky Sall à chaque fois est-ce que ñooñu tey war nañ leen a wax ne ñoom ay nitu fitna lañ mais duñ xool fitna bi fu muy jógee kan moo provoqué li tax fitna bi di am mais soo fekkee nit ki mu toog nga ñëw rek mbéj ko mais est-ce que boo ko mbéju toon tey di ngeen songo parce que boobu man boo ma fekkee ma toog boo ma dóoree dama lay song man damay fay ñu xeex mais est-ce que soo ma defatoon loolu dinañ xeex est-ce que soo fekkee nit ki mu toog nga saaga ko ndey mu tëb dóor la ngeen songo est-ce que boo ko saaga wutoon ndey di ngeen songo moo tax bépp jàmmaarloo bu am dafa am lu koy causé tey jii opposition bi ak société civile bi bépp fitna bu am Sénégal bu juddu ba li amoon ci mois de mars bi laa la wax de 2021 lépp ci Macky Sall la jógee parce que moo ko provoqué Macky Sall bu bàyyi woon Ousmane Sonko tey Ousmane Sonko am liberté am en tant que opposant nit ñi bëgg ko mu ne ah nit ñi kat ñoom ñooy xool ki leen neex ñu bëgg ko mu bàyyi ko ci jàmmam jéemala ko utal benn ndëgg sërëx na da koy piéger pour jàpp ko tëj ko kaso gratuitement et puis loolu c'est catastrophique dans un pays mais nit naka nga mën a jàppee nit ku deful dara mais yow da nga koy tëj kaso te deful dara quoi nga ne yow nit nga est-ce que ñi ay nit lañ lay laaj ñoom dañuy tëj ay nit quoi ma ak juge yooyu noonu est-ce que bu ñu tëddee ñu ngi am conscience tranquille juge yi defal loolu Macky Sall nit ku deful dara nga jàpp ko nga ne da nga koy tëj pour lan pour politique pour yow nga mën a politique gérer réew mi kenn du la critiquer kenn du la opposer tëj nit gratuitement xañ nit liberté am non mais man loolu des fois damay toog di xalaat ne juge yi Macky Sall di utiliser noonu nan lañ mën a nangoo loolu moo tax gis nga juge yi nga xam ne dañoo am fulla am fayda nga xam ne ils sont incorruptibles ñooñu ñëpp dañ leen di se créer ay problème xoolal Ngor Diop lu muy daj Podor la nekkoon ci tribunal ba benn sëriñ la àtte bu def lu mu war a def mu tëj ko ñu teg pression ci kawam ne na ko libéré léegi lu tax sëriñ moom xanaa du nit moom wala du sénégalais comme ñeneen sénégalais bu defee infraction délit wala mu def crime mais dañ ko war a teg ci yoon ñu teg pression Ngor Diop ne ko na ko libéré mu ne leen libéré wu ma ko ñu créé ko affecté ko par force cour d'appel bu Kaolack daf ko fa xawma conseil lan dafañ ko président sax cour d'appel de conseil lañ ko def te moom magistrat du siège la du magistrat du parquet magistrat du siège bu ñu koy affecté dafa am nu ñu koy affecté ci ay conditions yoo xam ne day fekk moom mu nangu ko sax bokkul ak ñu nekk ci parquet bi nga xamante ni ñoom nguur gi ñoo leen fa yebal mooy ministère de la justice ministère de la justice mooy seen patron jàpp nit rek affecté quoi parce que dafa tëj benn waay ñu ne kooku sëriñ la léegi nag bu ñu tëjee as mi di wax ak yéen xaaj mi di wax ak yéen bu ñu ko tëjee moom kenn du oote ne bàyyi leen ko parce que moom citoyen lam daala quoi mais Sénégal kon ban Sénégal lañ nekk dafa am Sénégalais première catégorie ak deuxième catégorie wala Sénégal première classe ak deuxième classe ba kii moom day bokk ci benn kuréel diine wala ñu ne doomi diw la ba mën naa def dara moom ñu tëj ko juge bi am liberté pour sukkandiku ci yoon pour mën a arrêter nit ki tëj ko kaso comme ni muy tëjee ñu ne ñu oo ko ne ko bàyyil kooku mais loolu c'est du manque de respect justice pour lan léegi Ngor Diop boobu sonal nañ ko dégg naa sax gañ bi mu yóbbee gars yi fële kii cour suprême mujj na gagné quoi te fekk dem na Kaolack toog fa 2 ans ci cour d'appel ba te 3 ans la fa waroon a def xoolal Téliko nuñ koy def parce que dafa jiite UMS Union des magistrats du Sénégal di kaas ne justice bi dafa war a moom boppam dañu war a am indépendance parce que moom xam nañ ne mënuñ kaa boole ci seen lobby bi mais
Téliko bu bokkoon ci ñoom konoon instant bi mu ngi Dakar nekk président cour d'appel wala ñu yóbbu ko fu neex mu nekk fa nekk président tribunal benn dëkk wala dara boo xam ne Thiès wala feneen mais gis nga dañoo toog ba mu neex leen ñu affecté ko Tamba waa Tamba mérité nañ juge bu mel nii Téliko mais defuñ ko parce que Tamba dañoo soxla ko mel ni Téliko mais dañ koy def parce que neen dañ koy sanctionné dañoo bëgg mu sori leen déjà ñoom ñi ngi saaga waa Tamba sax te ñoom xamuñ ko sax quoi parce que yow nooy jiitee réew ba pare di boddi ay dëkk wane na dëkk bii dëkk bu neex la Dakar moo neex Thiès jege na Kaolack jege na Tamba ca àll ba la nekk xam nga Kolda ma ngi ca àll ba Sédhiou ma ngi ca àll ba ak ay Kédougou ku mu fi déconné foofu laa lay yóbbu sanctionné la lu tax yow defoo ay infrastructure yu tax nit ki bu nekkee Kédougou ak mu nekk Dakar mooy yem réew yu baax yëpp foo manti nekk da ngay dund bu paisible li ngay manqué du bëri et sincèrement vraiment Macky Sall yàq na réew mi élection législative yi mu ngi ñëw bu ñu lijjanti sax ay parrainage nañ dem ñu inscrire ci liste yi massivement xale yi war a am 18 ans fii ak juillet nañ dem primo votant yi xam nañ ne yéen ñëpp da ngeen a bëgg changement loolu nag moo ko xañ jàmm moo tax muy def le tout pour jéem leen a bañ jox seen ay carte parce que xam nañ da ngeen koy sanctionné parrainage bi tamit voilà pexe amul su fekkee ne moom dafa dëgër bopp ne dafay maintenir parrainage bi mais amuñ solution société civile bi nga xamante ni dañoo bëgg a bokk ci élection yi bëgg a nekk ay candidat maa ngi dégg Cheikh Omar Diagne déclaré na sa candidature nañ dem ci Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp ñoom Guy Marius Sagna ñoom Abdou Karim ñoom ñëpp nañ dem renforcer Yewwi Askan Wi mu am doole ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo yore ay parti te bokk dans l'opposition te ñoom nekkuñ opposition bi quoi xam nga dafa am dans l'opposition des opposants de l'opposition ku ci mel ni ay Thierno Alassane Sall nga xam ne moom dafa soxor xol bi baaxul quoi am na ñoo xam ne dañuy opposé Ousmane Sonko te ñu ngi dans l'opposition loolu moom mu ngi soog a am Sénégal bi Sénégal nekkee ba léegi moo tax Ousmane Sonko dina dofloo ñu bëri li ko yàlla may ñu bëri mënuñoo concevoir loolu fii xulubuhum maradun fa zaadahum allahu marada wa lahum azabun alim bima kaanu yaksibun loolu rek moo leen dal voilà donc daal nañu def l'union c'est l'union qui fait la force xam nga dem ci Yewwi Askan Wi parce que moom moo gën a représentative fu mu nekk nii ci coalition yi moo gën a am doole moo tiital Macky Sall nañ dem foofu élection législative il faut que ñu booloo bu ñu dispersé woo rek Macky Sall rey ñu bañ dee dina def ay pexe nag ba gañe ko waaw mooy li ma leen doon wax rek am na ñoo xam ne yeewooguñ moom am na ñu mu ciblé mooy monde rural bi nañ dem ñu jaxasoog Yewwi Askan Wi bi nañ ubbi seen ay buntu ñu ñëpp ku bëgg a bokk nga ñëw ñoom Thierno Bocoum ñu doon déconné ñëpp nañ leen xam nga dugal ñoom Guy Marius Sagna ñoom Abdou Karim Gueye ak ñoom Clédor ay ñoom Dame Mbodj xam nga ñëpp waa activistes yi nga xam ne bëgg ñoom Assane Diouf sax bu ñu bëggee nekk candidat ñëpp ñu dugal leen battre campagne quoi ci Sénégal dem ci dëkk yeeg dëkkaat yi xam nga conscientiser Sénégalais yi changer assemblée nationale parce que assemblée bii moo gën a catastrophique ci législature yi mas a am yëpp muy 13e législature bi moo gën a yées moo gën a bon man assemblée bi ba ma gisee ñu lever immunité parlementaire Ousmane Sonko jël ay photo yoo xam ne fen la dem ci benn salon de massage boo xam ne ay benn xale bu jigéen moo ubbi compte def fa ne day massage dugal fa ay ñi def ay silibu neen ak ay taati neen jël photo yooyu ne foofu mooy salon Ndeye Khady Ndiaye man boobu laa génn man ci assemblée bi ak ay député yu taxaw naan ñun ay député Macky Sall lañ loi bu Macky Sall indi ñu ne dañ koy voté duñu xool sax loi bi day ñëw rek ñu voté Malaw sax waxoon na ko nee na man député Macky laa man lu ñëw damay voté noonu la ko waxee woon xam nga gis ay député yoo xam dañuy ñëw di dóore comme mbëri si la nu mu defoon di ñëw di dóore ay copain ak di n'importe quoi di saaga wala nit di wax ñu lay yuuxoo maanaam président assemblée nationale bi tamit di cautionné yoo xam ne à son âge mu nekk loo xam ne gàcce la quoi xam nga accéléré fi ay procédure de levée de l'immunité parlementaire yoo xam ne lépp politique moo ko lal waa ànd sàmm jikko yi dem defar seen proposition de loi ñu boole ko ak benn arrogance ñëw na leen loi bi rejeté nañ ko boole ko nag di leen saaga di leen taxé de politicien gis nga ànd sàmm jikko yi lu ma leen di wax mooy bu leen bañ ku leen taxé de politicien politique leen ba mu neex leen am ngeen ci droit lu tax ñoom ñuy politique ñu ne yéen du ngeen politique leen bu leen neexee ngeen dem nekk candidat ci élection législative yi loolu lañ bëgg dañoo bëgg yéen su ngeen demee nekk candidat ñu ne voilà waxoon nañ leen ko ay politiciens lañ politique lu ci nekk ñoom ñoo bëgg a saltel politique ne politique dafa salte politique dafa war a set
nit mën na def politique bu set wecc mu ci ayib tubaab yaa ngi nii dañuy def politique bu set moo tax seen réew yi avancé ba suñ doom yi di dugg gaal di dem foofu noonu pour liggéey ji foofu parce que une bonne politique de développement la ñuy def léegi ñoom nag dañoo bëgg a saltel politique bi ne léegi politique bi dañ koy saltel ba mu salte ne léegi bu ci kenn dugg comme nga yore benn lekk rek nit ñaan la nga xaaxtindiku tëfli ci lekk gi na ko am xam nga day séexlu ne du ko lekk ñoom noonu lañ bëgg a def politique bi bu leen ko nangu dem leen ngeen politique man mii su ma mënoon a nekk député li may wax ni ma taxaw assemblée nationale di ko wax dama ko fay wax amul dara lu ma ciy nëbbatu parce que daf ma ko pour intérêt dama koy def pour sama dëkk pour servir sama réew pour nekk un bon député du peuple taxaw di kaasal sama réew di kaasal waa Sénégal li leen métti wala gox bi ma jógee ko moo xam Kaolack la moo xam Tëngéej wala feneen ak feneen ku nekk am nga ci droit bu leen bañ ñu taxé leen de politicien dem leen ngeen politique ba mu neex ba mu saf sap Sénégal kenn moomu ko ku mu neex nga politique dem leen ngeen bokk ci coalition Yewwi Askan Wi waa ànd sàmm jikko yeeg société civile bi ñëpp ñi nga xam ne ànd ñoog Macky Sall te bëgg nañ Macky Sall jógee fi ak yeneen parti yu nekk dans l'opposition te nekk nag vraie opposition laa wax voilà ngeen dem ngeen toog ngeen waxtaan waa Yewwi tamit ñoom Khalifa Sall Ousmane Sonko ñeneen ñi fa nekk ñëpp nañ ubbeeku xam nga ak doyen Habib Sy ñu liggéey quoi liggéey pour lu jëlee Macky Sall ci réew mi parce que majorité bi bu ñu ko nangee bu ñu ko nangoo ba cohabitation am waa ji dinañ ko fi jëlee boo xam ne jëlee bu yomb lay doon voilà moo gën ñu bàyyi muy gañewaat di tegaat 3e candidature am ne da koy forcer parce que loolu la bëgg te bu ñu àggee foofu suñu ay doom mën nañ ci deeyaat te lu gën a yomb mooy ñu dissuader plan yam yooyu yëpp mooy nañ ñëpp dem bindu ji ci liste électorale bi préparer pour sanctionner ko comme ni ñu ko sanctionné woon ci élection locale yi ñuy passé asalaamaaleykum wa rahmatullah